Aïda Samb vient d'arriver oh c'est dommage que Abbas jël na ko mais sinon dama koy kot oh Abbas yaa mën a tooñ nag est-ce que mën nañ ñu ralentir ñu def comme film yi jógeel fële ma jóge fii ñu ralentir ñu dañoo gëj a gisee. bilaay trop. gaw la yëgaloo ma sa mariage. allez ralenti oh. Je suis tellement content de te voir. Merci beaucoup. Et puis le mariage te va bien. jëkkër mën na lu ne. barki Serigne Touba toogal. non mais kontaan naa. maa gën kontaan. kontaan naa ci teewaay bi merci Pape Samba. Aïda génn na bu bees ngay teg bii rek Aïda génn na bu bees jëkkër sama Aïda Samb on est très content de te recevoir ça fait longtemps gisante wuñu ah. trop sax Pape. waaw léegi lan moo tax loolu Aïda Samb ma lay seetaan TikTok fan yi tamit yaa ngi def ay interview YouTube fu ne maa ngi la fay seen yaa ngi wax rek. waaw mais ma xam ak jàmm rek laay wax tout d'abord damay nuyu ñi seetaan à travers la TFM. yow tamit di la ziar na mën naa rek. billaahi maa la raw trop ana Abbas. mu ngi fi mi ngi si jàmm mu ngi seetaan yaa ngi géré bu baax mu ngi seetaan. jaaju dinañu waxtaan ci projet yi parce que bëri nga ay projet yoo xamante ni moom nga jógaale après lune de miel bi quoi ay projet yu bëri. jërëjëf kay wax dëgg ko kii de. ay yu garaaw laay wax de waa dëgg la de sinon waa Gambie dañ may donc je disais single bi génn na bëri na ay projet muy tournée spectacle album ak yeneen mbir yoo xamante ni daañu ci waxtaan ak Aïda Samb mais d'abord j'aimerais juste ñu ñëwaat ci li nga xamante ni mooy actualité depuis ce matin muy procès Barthélémy Dias bi xam naa ne sa yoon nekkul ci politique sax. waaw gis nga waaye lu fi ay di jàmbat. waaw mais suivre damaa ngi doon suivre un peu si procès bi. que gis naa ne dañ ko renvoyé waat ba le 1er décembre. donc yooyu noonu yëpp dafay wane ne xam nga. Sénégal jàmm moo fi xaj waaye nañ. lu dul jàmm sax jàmm waaw nañ ko rafetal daal. moo gën donc am na ñu ko comprendre gul qu'est-ce qui s'est passé exactement on va y revenir ak ki nga xamante ni moo di Thioro Mbar Ndiaye puisqu'il doit répondre à nouveau le 1er décembre 2021 bien que dafa waxoon ni du dem plus jamais tribunal en tout cas concernant cette affaire ñu déglu explication yi ci Thioro Mbar Ndiaye def. door ci weeru décembre atum 2011 ci ab cong boo xamante ni amoon na ca mairie bu Mermoz Sacré-Cœur ay image yoo xamante ni boo moywul sax da ngay jàpp ne film la Barthélémy Dias bu génnee pistolet chargé ko daal di tiire moom mi wax ni lu ni mel daf koo def ngir riposter kenn ci ñi nga xamante ni ñoom ñoo ñëwoon ca mairie ba di Ndiaga Diouf daal di ñàkk bakkanam ci jàmmarloo yi moom Barthélémy Dias ak fukki nit ak ñaar lañ ci tegoon loxo ñoom sax daal di leen àtte liñ leen doon toppee di dóor nit ba mu dee ay dóor ak gaañ yoo xamante ne ci tayef lañ ko def yor ab arme boo xamante ne amuñu ci ndigal ay menaces verbales yëkkati ay kàddu jëm ci menacer nit ne di nga ko faat naka noonu rassemblement boo xamante ne nii amuñu ci ndigal maire bu Mermoz Sacré-Cœur ñu daal di wax ni moo faat Ndiaga Diouf yóbbu ko ci kaso bi ginnaaw gi mu am ab liberté provisoire lii mu ngi am bi ñu falee président Macky Sall bi nga xam ne boobule jamono àndoon na ci ak parti socialiste ñu dawal tuuti bi le dossier daal di ñëwaat Barthélémy Dias ñu àtte ko daal di ko daan ñaari atu kaso juróom benn yi lay tëdd ak ñaar fukki millions ak juróom yoo xamante ni war na koo jox njabootu Ndiaga Diouf fukki at ci ren ba tey bile coow nekk ci actualité bi procès boo xamante ni appel la ginnaaw bi ñu ko dàqaat ko ci àllarba bi lay am waaye Barthélémy Dias lu leer la wax tribunal dootu fa dëgg tànkam ci lu ñeel diggam ak Ndiaga Diouf moom mi di sàkku ñu àtte ko yëf yi daal di jeex. ginnaaw ba procès bi dakkaat nañu ko ndax dina wuy ji waat am déet ñu xool ba xam fu wànneen di mujjee ki gëtam. mu ngoog Thioro Mbar Ndiaye ñu ngi lay gërëm bu baax ci explication yooyu nga xam ne indi nga ko jëm ci procès Barthélémy Dias donc depuis ce matin tout le monde en parle même dans les réseaux sociaux ñi ci xam dara ak ñi ci xamul dara ñi miin problème beeg ñi ko miinul tout le monde parle puisque voilà ku nekk am nga sañ-sañ ci dëkk bu mel ni Sénégal wax ak beaucoup de liberté mais en tout cas détail yu procès boobule dinañ leen ko toppal grâce ak rédaction bu télévision Futur Média à propos des réseaux sociaux daañu ànd ak Mamadou Ndiaye bu ca kanamee bu ko defee mu wax ñu lan moo
xew ci biir internet et moi je reste convaincu que procès Barthélémy Diaz bi bokk na tey ci actualité yu ñu gën a commenté ci réseaux sociaux yi Mamadou Ndiaye. ni nga ko waxee noonu la demee tey ci suba ak léegi foo dugg ci réseaux sociaux yi muy Facebook muy Twitter muy Instagram fépp foo dugg actuellement nii mbirum procès Barthélémy Diaz bi actuellement moom la ñuy partagé rawatina ay vidéo yoo xamante ne ci kanam dinañ ci ñëw am na ay extraits yoo xamante ni gis nañ ni internet yi commencé nañ ko déjà di partagé mais surtout am na benn message bu am solo boo xamante ni xam nga internet ak génne VAR dafa ànd. tey dañoo génne benn vaaru kii di Ahmed Bakayoko ki fi nekkoon premier ministre Côte d'Ivoire te mu génn àddina am na message bu am solo boo xamante ni ci kanam dinañ ci ñëw El Hadj ak internet yi ak téléspectateurs yi. voilà donc à tout à l'heure on va te retrouver ci beneen studio bi bu ko defee nga détaillé li xew tey biir internet. Aïda Samb tey moo ñëw ñu fas yéene waxtaan ma fàttaliwaat leen ko ci projet yi mais bi nga ñëw dafa tombé ak ñu préparer sujet bu am solo et je sais que yéen woykat yi porteurs de voix yi souvent da ngeen ciy wax léegi dañoo dem Sénégal ba kenn wóolootul kenn amatul confiance ci kenn vivre en société bi nga amoon par exemple ak sa maam am ko Jolof dëkkandoo yi wóolu wante mbokk yi wóolu wante nga am sa tante boo xamante ni war nga mën a boo amee problème waxtaan ak moom mais léegi yooyu yëpp amatul muy problème boo xamante ni li muy indi ci ay jafe-jafe mu ngi commencé bëri. loolu li koy waral rek mooy Pape Cheikh dañu toll ci jamono boo xamante ne nii comme ni nga ko waxee kenn wóolootul kenn parce que nit ci léegi yeneen jikko lañ yore yeneen xel lañ yore tey da nga doon am sa problème nga gis sa nga war a dem ci sa ñi la jege nga wax leen sa problème tey boo leen ko waxee nit yooyu tey ñoom ñooy wër ñoom ñoo lay yàq ñoom ñooy siiwal sa parce que man da nga may wóolu ne ma yow rek laa ko wax man tam ma wóolu coro wax ko coro kaa ko quoi et puis kaa la ñu xewal léegi kaa nañ ko kaa li ma wax sama grande sœur toog ba minuit 23 heures bu may woo Thiam ma koy nuyu au passage ma woo ma rek ma ne ko Thiam léegi ñeme nga kaa de ñëwee kaa am na xam nga léegi dañu toll ci jamono boo xamante ne nii da ngay daw da ngay daw ba à la limite après dootuloo amati vie et puis doo xam sax lan ngay daw doo xamante lan ngay daw parce que xam nga jamono bu ñu toll nii tey Pape comme niñ ko daan defee waxtaan léegi ñemetewoo sax pour nga bëgg a bind message nit wala nga envoyé ko audio da nga koy seetantawaat ko parce que da ngay envoyé nit message audio mu transféré ko keneen transféré ko keneen te yow ce sont des choses yoo xam ne tey dafa yàq atmosphère Sénégal vivre en société c'est plus possible kenn ñemeetul kenn c'est plus possible léegi da ngay daw parce que tu préfères sax yow nekk yow kese que sax di dugg ci nit ñi parce que boo nekkee benn nit boo xamante ni buggoo problème buggoo ay wax buggoo détail te Sénégalais léegi dañu ñeme détail ñeme wax bu ñaaw maa ngi jéggalu ñeme sosal nit toog rek imaginer des choses yoo xamante ni amul et puis bu njëkkoon dañ doon wax ni duñu fen mais dañuy yokk duñu sos mais dañuy yokk mais léegi on se rend compte de jour en jour que dañuy sos Sénégal léegi ba pare di yokk dañuy créer des histoires yoo xamante ni existé wul ba pare après dañu insister ci dëggal ko quoi ci loolu moo am loolu man li ma gis léegi vraiment man je suis vraiment désolée mais après yéenay gën a sonn yéen woykat yi parce que lu fiy jàmbat rek da ngeen koy def ay woy pour sensibiliser woy ngeen ba sonn mais terewul léegi vivre en société c'est vivre en société moom fi ñu toll nii si jamono bi mënatuloo ko c'est très compliqué parce que tànk boo seexi bëgg a teg beneen bi rek yaa ngi bàyyi xel te àdduna moom boo demee ba looy def rek da ngay sóoraale wala di bàyyi xel c'est vrai que ne sóoraale aussi c'est bien bàyyi xel aussi c'est bien mais dem ba yow ñemeetuloo da ngay ragal sax da ngay nekk ak sa jëkkër wala sa jabar sax doo ko wóolu nekk ak sa xarit doo ko wóolu nekk ak sa ay doom doo leen wóolu nekk ak sa jànk ci biir kër gi doo ko wóolu nekk ak chauffeur bi doo ko wóolu c'est grave finalement après on a plus de vie da ngay dem ba amatuloo fi yow ci préfère nga toog ci sa coin jàpp sa ñaambur bañ a dugg si dara parce que liñ naan
peut-être nit ci sax suñu la dul gis. ci ngay nekk si jàmm mais buñ la dee gis tout le temps rek dañuy am luñ la wax. donc yooyu jikko yooyu moom war nañ ci bàyyiwaat xel bu baax a baax. ba ci sénégalais yi ñu taseel pour la plupart même avis la ñu am ak Aïda Samb ni fii ñu toll vivre en société devient de plus en plus difficile ndax kenn wóolootul kenn Fatoumata Touré. démb ak tey mu mel ni nag coppite dafa am bu baax jëm ci wàllum comportement jàppalante dimbalante wante tamit fonk suñuy valeur doon li nga xam ne nag moo nekkoon suñuy identité mu mel ni nag jamono day dox loolee nag di nax saay ku nekk ak ni nga ko gisee. da ngay dugg ci kër ci salle bi kenn du wax ak kenn ku ne ma nga jël photo yi ba toog yor téléphone am kenn dootu waxtaan bu njëkk nag loolu amutoon nit ñi dañ daan toog di waxtaan ñuy maye di ree bu njëkk sax mag ñi dañ daan toog ñuy lépp. jëkk ba man mën naa togg fii sama morom du togg ma dem tibbal ko te yow mii doo ko xam mais léegi loolu dafa jafe léegi ci dëkk bi. dégguloo kuy téléphone par di xaste di saaga yaa ngi koy dégg voilà léegi nag portable la ñuy waxi la bàjjan waxatul baay waxatul ana baay sax ana bàjjan sax koo xam ne que bu yeewu balaa nga koy gis kañ la. bu ñu sukkandikoo ci kàddu sëñ bi li nga xam ne nag mooy metti gën na xóot. nit mënatul sax wóolu rakam wala mënatul wóolu magam parce que à chaque fois yaa ngi xalaat ni soo toog ak moom di waxtaan ak moom rek yaa ngi xalaat ne mi ngi koy enregistré bu ëllëgee mu jox ko keneen wala ka nga doon wax ci moom te loolu ci boppam baaxul ci société bi. parce que ku si nekk bu toog ak ni wala nit bu la rombee wala nit toog ak nit sax yaa ngi ñaaw njortu ci moom. loolee nag moo waral ñu war a dellu ci li nga xam ne nag la fi maam yi bàyyi woon bu ko defee nag lépp li nga xam ne rek dafa nekk ay jafe-jafe mun fee jóge. boo amee koo xam ne nii mooy sa kilifa nekk fi bala ngay jëf dara wala ngay wax dara waxtaanal ak moom même bu fekkee ne da ngaa mer ak sa soxna waxtaanal ak sa nijaay waxtaanal ak sa papa waxtaanal ak sa yaay sa yumpaañ. kilifa yi nga xam ne ñoo nekk ci kër yi ñoo war di woowaat njaboot yi di toog di waxtaan ak ñoom di leen xamal ne leen dara warul mën a dox seen diggante. yéen a bokk ndey yéen a bokk baay. Sénégal nag solidarité jàppalante koo gis jàppee ko ni sa bopp loole nag moo taxoon ñu naan Sénégal sax dëkku teranga loole nag war fi sax dàkk bu ñu sukkandikoo ci kàddu ñi nga xam ne ñoom lañu dajeel loole nag moo waral ñoom ñu jàpp ni li nga xam ni le Sénégal daati moom kenn waru ko hypothéquer. mu ngoog gëstu bi ñu ngi ci àndaloon nag ki nga xamante ni moo di Fatoumata Touré kenn wóolootul kenn vivre en société devient de plus en plus difficile dëgg la sax commérage yàgg na fi waaye xam naa internet bi moo ko gën a yaatal ba ñu foog ñu lu bees la fii Sénégal mais yàgg na fi yàgg nga dëkk ci koñ am ci famille boo xamante ni ci mbedd bi rek la ñuy toog ci buntu kër gi da ngay rus a romb sax pour dem boutique sama classe gi quoi mais bon ku yabu rek. góorgóorlu protéger sa bopp ni ngay protéger sa bopp mooy bañ kenn yóbbu say wax ndax jabar sax mën nga nekk ak moom mu enregistré la weer la yooyu yëpp mu ngi fi donc c'est tellement difficile et compliqué personne n'est à l'abri amul nit bu siiw amul nit bu siiwul ñun ñi nga xamante ne sax tey ñun ñooy nit yu siiw yi tey ci ñun la gën a méttee parce que xam nga des fois ñu créer benn artiste benn histoire boo xamante ne ni amul dara lu ci am xam nga après ñu tas ko ku nekk di ci wax lu ci yoonam nekk ak lu ci yoonam nekkul donc ça devient de plus en plus compliqué te loolu tey baaxewuñ di ko gis fii Sénégal ñun lu ñu baaxewoon mooy bañ dem ba dàkkante leenu pays de la Teranga benn bopp la kenn Sénégal benn bopp la kenn mënu koo xar ñaar te li ngay seet ci nit ki ba di ko wax lu raw mi ngi ci yow te yàlla mi ñu sàkk moo ñu njëkk a suturaal ku ci nekk ci ñun mas ngaa def loo xamante ne nii yàlla rek moo ko xam et pourtant te yàlla moom daf la suturaal ba kenn xamut loolu donc tey ji yow nit nga nekk nit tey wala suba xamoo kañ la leeru la sax ne añ wala reer dina la fekk sa kër yàlla rek moo xam nañu rafetalaat jikko yi c'est compliqué te yow naka nga koy gérer jigéen nga xale nga souvent day am ay rumeur wala ay wax ak yooyu noonu am nga stratégie parce que man am naa stratégie keneen ak keneen peut-être am na stratégie bu mu koy gérer mais yow naka nga koy gérer. man di ma koy gérer mooy man de nature je suis une personne casanière te loolu dëgg la. donc man je sors plus et que la plupart soo may gis je suis avec ma famille. samay rakk lay àndal samay ñees. samay àndoor su ma amee sama ay xarit comme par exemple sukkee na. ñu war a gisante sinon à part loolu man maa ngi toog sama kër. te la plupart sax su ma gisee dara ñu bindal ma ko sur internet. damay
dama sax lire commentaire. fan yii ñu ngi lay ruube ci mariage rakku kati chimère bi ay yaa ko mayee ku wujj la xaw ma see yaa compris waaye yow kaa boobu nu mu demee man tam maa ngi dugg ci kaa yi maa ngi bëgg a topp kaa de. parce que man kenn du ma kaaloo. t'inquiète du ma la kaaloo voilà donc Aïda Samb tey ñu ànd ak moom waxaguñu ci li la fi indi de waxaguñu ci projet yi waxaguñu ci jëkkër sama mooy titre bi nga génne bu yàggul mais comme Midi Plus moom man lépp laay laal fu ne dama fi dugal sama loxo am na yeneen sujet dinañu wax sax boo waxtaanee suicide xam nga léegi bu weesoo vivre en société ni mu jafee bëri na ci ay nit et ça je le dis sama classe gi dañuy solu normal taxaw ndekete dañoo am problème mu bopp loolu santé mentale la alors dafay indi souvent pousser nit ba mu xaru nag am na gëstu boo xamante ni def nañ ko ci jàngatu Organisation mondiale de la santé on va en parler dans quelques minutes ak Faty Dieng mais d'abord on va retrouver ki nga xamante ni moo di Naata mi ngi ci beneen studio bi puisque bu 13h jotee Naata yow la ñu nar a àndal ci jotaayu xibaaru diggu bëccëg gi ndaka anniversaire bi démb. incha allah anniversaire bi neexoon na Pape. xam nga dañoo veillé yaa ngi fàttaliku dañoo veillé démb sa kër ñun ñëpp fa la ñu nekkoon ba 6h du matin. wallaay ndeysaan ñu sol mu rek ñëw toog. mais xam naa ne yaa ngi naan astafurlaa sa xel. mukk ci kërub àdduna yow tamit. kilifa nga parce que li ma ko wax yëpp ay création la tout à l'heure daañu ànd ak yow ci journal wolof bi. lan nga fas yéene développé je reste convaincu que liñ ci gën a jàpp mooy procès Barthélémy Diaz. effectivement Pape Cheikh Diallo di nuyu waa téléspectateurs yu télévision Futurs Médias yëpp ak sa gan bi procès bu Barthélémy Diaz procès en appel bi nga xam ne dañ koo dàqaat ñu ne ba benn fan ci weeru décembre dinañ ci waxtaan waaye moom maire bu Mermoz Sacré-Cœur moom ak ñi mu àndaloon ku mel ni Ousmane Sonko ak Malick Gakou dañ doon jubal di dem ca tribunal ba waaye takk der yi ñoom ñoo leen ko tere ba jamono ji xawoon naa indi as tuuti jaxasoo ba ay nit ñu tasaare leen ak ay gaz lacrymogène loolu dinañ ko yaatal. beneen ponk it Pape Cheikh bu ñu nar a waxtaanee muy étudiants yi nekk ci université Gaston Berger bu Ndar fan yii yëpp dégg nañ leen ñuy ñaxtu bokk na ci liñ doon laaj wàllum assainissement mu mel ni seenub tawat mi ngi tàmbalee saafarawu ndax gouverneur ba moom moo dajale ñoom ak ñeneen ñëpp ñu seq jafe-jafe boobu li ñu déggoo ci ñeent ponk ñu ne nag liggéeyu assainissement bi dinañ ko door fii leeg àjjuma ci jamono jooju SAES di syndicat bi ëmb jàngale bu kawe bi ñoom it dinañ jàkkaarloog taskatu xabaar yi tey jii ci ngoon ngir wax ci seeni revendication Pape Cheikh kon bu 13h jotee incha allah ponk yooyu ak yeneen la ñu nar a yaatal. mu ngoog ñu ngi lay gërëm bu baax Naata bu ca kanamee donc ñu ànd ak yow ci jotaayu xibaaru diggu bëccëg gi loolu titre yi la woon nga ñu koy baaxee bis bu jot ci waxtu wi biir Midi Plus midi 39 mooy doog a jot rappeler encore que mën ngeen nekk millionnaire grâce ak Orange ci seen jeu Mega Win ngir bokk ci nag yomb na waxtu wu leen neexee 24 heures sur 24 da ngeen di yónnee message WIN ci 22 7 22 et puis bu ngeen yónnee message ñu yónnee leen ay question ngeen di tontu mu mel ni question pour un champion non seulement divertissement la mais da ngeen di nekk ay gagnant mën ngeen gagner soit 100 000 francs par jour ñu jaarale ko ci seen calpe Orange Money mën ngeen gagner itam 1 million par semaine oto wala kër léegi nag maa ngi wax sànq ni soit internaute wala téléspectateur tey am na téléviseur boo xamante ni maa ngi ko jëlee Soumari ñoom ñu ngi jaay lépp loo xamante ni jëm na ci wàllu électroménager téléviseur yu bees yi nga xam ni da nga koy am sa kër même bu TFM tegul clip bu Aïda Samb da ngay dugg YouTube à partir de sa télé nga taper clip bi seetaan ko donc bii Smart TV le 32 pouces je l'offre tout de suite premier téléspectateur bu wootee ma may ko wala premier internaute bu ma gis léegi ci Facebook live bu Midi Plus mën naa ko may téléviseur bi nga xamante ni ñoo ngi ko jëlee Soumari Aïda maa ngi lay wax sànq ni Organisation mondiale de la santé OMS ñu ne lu toll ci 915 cas de suicide la ñuy am Sénégal par année barki démb dégg nga jëyee ji fi xew Sacré-Cœur waa ji rey ay doomam rey boppam te affaire bi garaaw na de ay nit yooyu dégg rek ñuy xaru nii. loolu moom cas boobu moom dafa ne je pense que ne cas bu spécial la bu triste parce que man gisuma ci àdduna bugguma je veux pas juger parce que yàlla rek moom moo yeyoo juger doomu aadama mais je trouve pas
fan la lan moo war a jar. nga rey sa bopp. rey say doom surtout doom ni mu neexee ci xol. mais aussi dafa am benn phénomène boo xamante ne dafa bëri léegi ci àdduna bi. da ngay dëkk ak nit boppam normalul xelam normalul mais. nit yi nga dëkkal donc duñ ci bàyyi xel. donc da ngay dem ba benn niveau boo xamante ne nii sës nga. donc tu fais des choses yoo xamante ne nii du yëfu nit. et puis point bi ñu doon waxtaane sànq da ciy bokk sax. yenn saa yi ñàkk wóolu nit yi di denc mën nga exploser ba def loo xamante ne ala kulli aal waruloo ko def. parce que li ma gis moom li ma gis mu expliqué mooy que ne daf doon relater li ko naqari woon ci vie am yëpp daf ko relater ci lettre la ko bind te tey xam nga. li si gën a doy waar rek mooy tey dem na yóbbaale njaboot bàyyi fi naqar boo xamante ni avi lay nekk kenn ñi nga xam ne dañoo même boo yow noo nekkee nit boo xam ne sax bokkoo si famille boobu yow ban dama ko yéexee mais sa xol bi dafay naqari parce que da nga naan tu te dis comment une personne peut tuer ses 3 enfants en même temps loolu c'est en fait xel attanu ko mais tamit xam nga des fois nit dem ba egg foo xamante ne nii dootul ànd ak teg sagoom et que moyen bi muy gis pour génn ci situation yi rek mooy xaru mais xaru moom je pense que mooy lu mujj lu doomu aadama daganul l'islam sax santaanewu ko et borom xam-xam yi itam ñu ngi alerter lu ñu mën am na gëstu boo xamante ni Faty Dieng ci boppam moo ñu ko defal muy xaru ñii di soit piqûre wala pendre seen bopp bëri na forme mbir la moo xamee ni nag dafa nekk phénomène buy inquiéter Sénégal yëpp li ko waral bërki démb li xew waaye boobu nag ba tey li ñuy dégg ci ay nit yuy xaru dafa bëri wax naa ko léegi ci gëstu bu ñu jëlee ci organisation mondiale de la santé at bu jot fii ci Sénégal lu toll ci 915 cas de suicide la ñuy am explication Faty Dieng. at mu jot juróom-ñetti téeméeri junni doomu aadama dinañu xaru ci àddina wërngal këpp loolu nag tukkee na ci rapport boo xam ne OMS di kuréel gi toppatoo lu jëm ci wàllu wér-gu-yaram ci àddina bi moo ko fësaloon ci atum 2019 lim boobi ku ko dégg saw fit mën naa dem moo ne day Sénégal am na wàllam ci nar wi ndax ñu ngi koy xayma ci juróom-ñeenti téeméer doomu aadama ak fukk ak juróom yu fiy xaru ci mujj mooy chirurgien dentiste bi di docteur Falla Paye mi nga xam ne dafa faat ñett ci ay doomam laata muy faat boppam. Maam Faty ñu ngi lay gërëm bu baax ci gëstu boobu la nga xam ne ni indi nga ko par rapport ak coowal xaru yi am fii Sénégal yenn saa yi nga xëy rek dégg na nit dem na buntu pale taal boppam faatu wala nit ñëw na ba ci buntu këram wala nit la ñu fekk mu dee dafa xaru muy mbir yu inquiétant nañu gën a toppatoo nag suñu santé mentale j'ai vu quelques conseils yoo xamante ni organisation mondiale de la santé ci boppam def na ko mën nañu leen ko tegal ci écran bi et puis je lis en même temps pour vous peut-être que mën na leen a jëriñ Aïda organisation mondiale de la santé ci boppam mu ngi wax ni nañu wàññi réduisez vos inquiétudes en diminuant le temps que vous et votre famille passez à regarder ou écouter les reportages des médias que vous percevez comme contrariants. voilà yéen a moom seen télécommande yéen a moom seen téléphone portable yor leen ay bëtu garmi bu leen ci gis ay mbir yoo xamante ni daf leen di choquer ça peut toujours être dangereux pour votre santé mentale faites les choses que vous aimez nit day def li mu bëgg as gor day teral boppam bu leen ko kenn xañ ku leen ko xañ mu ngi ci li ko neex donc na ñëpp góorgóorlu bay dox ci li leen neex dox ci li la saf man ci laay dox barki borom Touba na ci ñëpp dox faites les choses que vous aimez ça peut vous protéger mën na dimbali seen xel ba du ngeen am yenn problème yi et comme ils disent prenez le temps de vous consacrer à d'autres activités qui vous plaisent bu ngeen wàccee bu dee da ngeen bëgg déglu musique yokku leen ko ba mu sës ngeen féexal seeni xol faites-vous plaisir OMS gis naa itam ci conseiller mi mu ne prenez soin de votre corps. Voilà, il faut prendre soin de son corps, maintenez un mode de vie sain, notamment en adoptant un régime alimentaire approprié, en dormant, en faisant du sport, en entretenant des contacts avec vos proches. seen ay jegeñaale ñi ngeen wóolu laa wax ndax ñun ñu ñëpp kenn ku ci nekk am nga ko wóolu. man am na ko ma wóolu de temps en temps ma ne ko allo tuutaan jàkk kaa bi nii la demee mu xelal ma wut leen ku ngeen wóolu di waxtaan ak moom.
bu ñu mënul dem gisi psychologue on a de grandes personnes yoo xamante ni elles peuvent nous donner des conseils ndax ñooñu ëpp expérience te bàmmeelu biir la ñu am. am naa ci xarit boo xamante ni biir bi dafa rëy boo ko nee sa biir bi lu ci nekk mu ne secret. ndeysaan. barki Serigne Touba moom nii rek la ko jàppoo boo ko nee faya lii lan la mu ne secret. bilaay ndeysaan maa téye Sénégal. wallaay. donc y a toujours ay mag yoo xamante ni am nañu expérience ba noppi itam am sutura. nañu waxtaan ak ñoom et puis faire du sport mais en tout cas dee leen teral seen bopp yow nooy teralee sa bopp. man. boo stressé am nga nga passion da nga bëgg yàpp. toogu ko bu bëri loolu ci ko lekk ci ba jeex naan sama tee dem tëdd nelaw. man de musique laay déglu dama koy yokk ba mu sës musique bi maa koy woy maa koy fecc maa koy jooy man kese waaw yenn saa yi ma déglu ay daali surtout fan yi daali c'est vrai que génne nga jëkkër sama. mais daali jar na 14 milliards man ni ma woy bii def. xaw ma ndax noonu lay def yeneen fans yu Aïda Samb yi saa yu génnee woy rek woy boo mënti génnee dafay nekk hit sa premier album ba léegi premier album par exemple da ngay déglu Saraba mu mel ni bërki dégg lañ ko defal te mën nga génnee 10 album woy yëpp benn bu ci nekk ci biir album bi dafay nekk hit lan mooy secret Aïda Samb. loolu ma ñëw parce que la plupart même Ibou sax loolu lay wax mu ne album Saraba ba tey soo ko dégloo tu as l'impression bi album bi lu récent la et que def na 8 ans xaw ma 9 ans du dara Pape. man je suis une personne boo xamante ne tout ce que je fais je le fais avec le cœur. perfectionniste man su may woy je chante avec le cœur. même ci sama njaboot ci samay xarit. dama bëgg lépp lu may def sama xol laa dama koy sentir ba pare. damay woy dara damay bëgg man sentir ko ci sama xol ba pare. su ko defee. xam naa ne su génnee day delluwaat ci xol bi. ci xol yi te liggéey la boo xamante ne liggéey bu yaatu lay nekk. parce que ku xam Ibou comme la plupart ci album yi moom laa si liggéey. Ibou génie la waaw moom dafay bëgg lu baax. qualité day bëgg des fois sax nga def dara. après nga ñibbi mu toogaat dégluwaat. ne la il faut nga ñëwaat ñu defaat lii. donc loolu la rek tout le temps dañuy liggéey ci benn. ma di ko déggal aussi parce que xam naa ne moo ma ëpp expérience surtout ci musique ma di ko déglu moo tax à chaque fois suñu génnee benn affaire rek dafay nekk day dugg ci xol. et puis particularité Aïda Samb mooy fu ñu la teg nga way buñ la tegee ci musique yi xew musique tubaab yeeg naija beeg musique yi xale yi xewal da nga ciy way parce que xale nga waaye buñ la tegee itam ci traditionnel bi comme par exemple bii ñuy déglu ci suuf buñ la ci tegee da ngay wane ni gawlu pire nga. polyvalence boobu noonu yombul pour artiste. waaw loolu yàlla moom ko jagleel. parce que boo seetloo transition bi ma def. en fait c'est transition bu war a mën a nekk la. boo seetloo depuis 2012 ba tey bu ma woyee ci traditionnel. nit yi dañ même su ma woyee sans micro. nit yi dañ naan. sa baat bi am na lu si yàlla def mais tamit tey loolu yàlla may ma ko mais ma gis ne war naa mën a laal feneen xam nga pour sénégalais yi aussi découvrir Aïda Samb ci beneen registre ci beneen registre ak yeneen tonalité te loolu li koy firndeel mooy album bi dama ci woy ci côté bu nekk. dafa bëri sonorité c'est vrai album bi waaw. woy naa ci traditionnel boo xamante ni ku ko déglu da nga xam ne lii pur traditionnel la. mais dañ koy sant yàlla rek te tamit xam nga ay nit yu bëri yoo xamante ni dañ ma jàppale won ma yoon bi. xam nga parce que tamit Super Étoile def naa fa 10 ans. donc jàng naa fa lu bëree bëri. et que Ibou aussi il a été toujours là ci di ma jàngal. te man dama bëgg toujours di jàng. surtout way dama bëgg toujours di la preuve man xam naa ñu bëri ñoo xamante ni tout le temps ci ay mag yu am expérience da nga leen di woo di leen laaj lii laa bëgg a def professeur Massamba Gueye bindal na la way gise pen toujours boo amee projet da nga koy woo am na yeneen nit yoo xamante ni am nañu xam-xam doo xëy rek way c'est-à-dire yow tu prends la peine de gëstu pour mën a génne benn way muy paroles yi ba ci musique yi même si sama ay texte à chaque fois suñu bindee benn texte il faut ñu xoolaat ko Amary comme par exemple Amary suñu xoolee benn texte ne dañu bëgg way si tam bi ma woo ko wax ko mu bind si donc après dañuy toogaat xoolaat ci lan texte bi ci lan lañ ko war a tënk des fois nga bind texte mu bari torop mais dañuy xool exactement ci lan lañ koy tënk donc
liggéey la boo xamante nii te xamuma man comme je dis tout le temps man musique rek laa xam man xamuma leneen. et puis perfectionniste nga ça se voit ci sa ay album daali ji nag il faut que ñu mosal leen ci tuuti doog a ñëw àggali balaa ñuy waxtaan ci projet yi ak it jëkkër sama mooy titre bu bees bi nga xamante ne Aïda Samb génne na ko loolu moo tax tey mu jël pause ñëw ñu fas yéene waxtaan ba ci kanam ci Midi Plus bi en direct ci télévision Futur Média album bi mu mujjee génne lii mu ci woy man moo ma gën a neex ci woy yi nekk ci album bi yëpp après tànn sa bu la neex la kenn ku ne ak li ngay fi xam nga nag yow da nga bëgg traditionnel voilà donc daali ji jar na 14 milliards on met un bout et puis ñu dellusiwaat ci plateau bi